Sylla dëkk Touba bokk ci parti APR. waaw situation APR à Touba moom lu simple la mooy que président de la république bi mu jëlee réew mi nit ñi dañu jug taxaw jébaliser ko ak waa Touba yàlla suturaal ko ba ñeenti élection moo fa mës a am ak ba mu fa nekkee président ak léegi moom moo gañe ñaar yi muy élection deuxième tour présidentielle bi moom moo ko gañe législative yi ci topp moom moo ko gañe peut-être référendum bi ak législative yi passé la fa ñàkk te jàpp nañ ne taxawaay bi fa am léegi képp koo xam ne gis nañ ne képp koo xam ne yaa ngi woon ci beneen parti te doon xeex président guddi ñu toll nii gis nga ni président liggéey na Touba ba nga jël engagement di ko jàppale kon loolu déjà dina dalal suñu xel ñun ñu fi nekkoon doon jàppale président te jàpp nañ ne dana indi beneen saafara ci élection yi di ñëw gëm nañ ne président buy jàll premier tour incha allah Touba dina ci participer taux bu mag a mag a mag a mag loolu lañ gëm te ñu ngi ciy liggéey te jàpp naa ne boo demee Touba selon information yi ngeen am ci parrainage bi war ngeen a xam ne benn parti moo fa am léegi muy APR. waaw mooy li ma la wax ci commencement bi APR bi mu amee ak léegi ñeenti élection la mus a participer ci biir Touba gagné na ñaar yi ñàkk ñaar yi kon déjà jàpp naa ne nekkul ne loo xam ne dañ ko war a manifester parce que dafa garaaw parce que boo demee ci benn dëkk ñeenti yoon élection ñàkk ñaar yi gagné ñaar yi xëy na li tax mu nuru jafe-jafe mooy ñaar yu mujj yi lañ ñàkk te loolu li ma la wax léegi mooy ñi ngi ciy liggéey ñi fa président am ñi ngi ciy liggéey particulièrement ñun ñi nga xam ne ñoo engagé wu ngir jàppale président ñu ngi ciy xar suñu tànk tubéy mais et puis li gën a dalal suñu xel am na ay nit yoo xam ne bokkuñu woon ci parti bi te ñoom lañ daan jàkkaarlool te ñi ëpp ci ñoom xam nañ ne son excellence liggéey na Touba am na fa bilan particulièrement Sénégal gépp mais particulièrement Touba ñoom ñu nangu ab liggéeyam ñoo ànd ak moom ba fi may wax ak yow nii ñi ñu jàkkaarlool bareetul boo demee Touba mën naa wax ne su fekkee information yi ngeen am ci parrainage bi doo gis keneen ku fa yëngatu ku bokkul ci président kon jàpp naa ne loolu day wane ne rek jafe-jafe yi fa amoon yëpp ma ngay dañ ñu ngi ci am yaakaar bëgg nañ daal bu président day jàll premier tour incha allah Touba participer ci tour bu rëy a rëy loolu moom mooy suñu yaakaar te loolu la ñuy liggéey te gëm nañ ne loolu mooy am incha allah. waaw xam nga stratégie moom nekkul lu ñuy déroulé ci média mais quand même xam nañ li taxoon ñu koy perte et puis xam nañ li taxoon ñuy perte élection yi ñu ngi ciy liggéey en tout cas daal li war ñu ngi koy def mooy Touba fi mu ne nii yaa ngi dégg ñi fa nekk ñëpp di yëngatu di xeex di reyante ngir président am ndam yaa ngi fay gis ku mel ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma di suma mag ku mel ne soxna maam Xarim Mbacké nga xam ne moom tam nekk fa woon te jël engagement bu bees liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi ko fay liggéey ku mel ne Serigne Laat Jaxate ñoom Baye Alla Sylla ña fa nekk ñëpp di jàppale président kenn ku ci nekk yaa ngi jug di reyante ngir président am fa ndam te xam nga la taxoon ñu ñàkk te loolu ñu ngi ci góorgóorlu ku mel ne Gallo Ba Mbacké mu ngay def liggéey bu am solo ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi reyante yaa ngi def li nga mën ngir président jàll premier tour loolu rek mooy suñu yitte ci la ñuy liggéey ci la ñuy dox heure bu suba ak ngoon guddeeg bëccëg te it am nañ ay nit yoo xam ne vraiment ñi ngi jàppale président ci Touba di ko accompagner ku mel ne suma frère Abdoulaye Sylla nga xam ne moom tam nelawatul ngir bëgg président am ndam ku mel ne Thierno Ba ku mel ne Amadou Ba nga xam ne maa ngi félicité sax d'ailleurs foofu Amadou Ba li ko président nommé ngir mu jiite Dakar loolu moom xol yëpp sedd na ci dolli na yaakaar parce que xam nañ ne président bi mu amee jafe-jafe Dakar ñu dem élection locale président perte Dakar bi mu ñëwee législative yi jafe woon na trop mu rayante summeeku xeexal président ba joxaat ko Dakar kon tey bu ñu soxlawaatee ñu jël ko jiital ko suñu yaakaar day dolleeku te dañuy gëm ne ndam li ñu bëgg danañ ko am ci kàttanu yàlla. waa xam nga nit ku nekk nag fa ngay liggéeyee wala fa nga am kër fa nga ëpp looy nekk foofu nga mën a nekk mais jege askan du dëkk ak ñoom nit mën nga dëkk ak moom ci benn kër te jege woo ko mais jege sa askan jege sa gox mooy fexe ba xam soxla yi ñuy dund loo ci mën nga bokk kook ñoom ànd kook ñoom defandoo kook ñoom te jàpp nañ ne responsable yi fa nekk ñun de particulièrement soo demee ci gox yi ñu dëkk ak yi ñu dëkkul sax ñi ñu xam chaque jour suñu téléphone yi ñu ngi sonné ñu ñuy sollicité te jàpp naa ne lépp lu ñu wax la ñu mën danañ ko ci def kon li am solo rek mooy nit ki nga ànd ak moom ci ay jafe-jafeem mais dëkk ak moom amul solo parce que nit boo yeewoo ndoog moom ci benn lal te mënuloo faj soxlaam yaa ku nekkul ak moom yéen a yem mais li am solo rek mooy lum la woo te xaar la ci yaakaar la ci rek mu gis la ci wetam
nga jàppale ko ci ba mu xam ne kii kat wax dëgg yàlla li mën lépp def na ko te loolu moom ñun ñi ngi ci loolu la ñuy continuer lépp lu ñu am lu ñu jëlee fii ci askan bi la jëm te loolu jàpp naa ne boo jëloon sa micro dem ci askan bi danañu ko waxal seen bopp. déjà loolu fi li ci njëkk mooy différence bi bariwul su fekkee yaa ngi am chiffre yi nga xam ne moom la président Wade di gagné Touba élection yu mujj yi 41% le président de la République Macky Sall amoon yaakaar naa 9% bariwul ci boo xamee élection candidat yi demoon yëpp 47 liste bu demee ci ab liste nga jël deuxième jël 41% kenn ku ci nekk war faa am li mu fay am kon taux bi bareetul jàpp naa ne Abdoulaye Wade jiitoowul Macky Sall lu ëpp 5%. kon déjà gañe gi lu mën a dañ la beneen bi ci topp mooy li ma la wax ñi ëppoon ci ñiy jàkkaarloog ñun doon xañoon ñu loolu tey boo demee Touba yaa nga fekk ñu nekk suñu biir du liggéey ànd ñoom ñun di liggéey bi ci topp nag mooy Touba président de la République bi muy doog a falu li ëpp ci nit ñi nga xam ne ñoo ko doon opposé Touba rek lañ ko doon jaxaseen liñ doon wax ak li nga xam ne moom lañ doon commentaire ay waxam dem ba murid yi ëpp ci murid yi jàpp ko te xamewuñu ne loolu amewut noonu mais yàlla mi ngi koy defal sutura ba nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér moom bi mu koy seedeel ak jàppam sëñ Touba ak liggéeyalum sëriñ Touba nekkagul xalifa sëñ Touba bu demee ba nekk ko kon yaakaar day wane ne lam ko seedeeloon du ci dellu ginnaaw te bis bu set loolu la ñuy gis mu koy wax kim fi wutu tam sëñ Cheikh Mati Lay yàlla na yàlla yokk ay leeram moom tam wax dëgg yàlla ci publiquement seedeel na Macky Sall ak taalibeem ak jàppam sëñ Touba ak fonkam sëñ Touba li ci des nag mooy li ko sëñ Muntaxa wax rek moo am solo loo mën a defal sëñ Touba bu la murid yi yëpp maase woon contre it sëñ Touba dina la fayal boppam te fayuk sëñ Touba jàpp naa ne moo ëpp ci ñun murid yi fay ku mu mën a doon kon jàpp naa ne li mu jël ci ay programme yóbbu ko Touba bëri na ñu mu neexul ci réew mi waaye sëriñ Touba dana ko fay bi ci gën a gàtt rek mooy nga xam ne dans un mois incha allah màggal Touba gi képp kuy dem Touba di nga dem ci 45 minutes nga dem Touba loolu jàpp naa ne waxuma la sax waa Touba waaye Sénégal gépp la amal njariñ Sénégal gépp ñoo ko war a rafetlu ñoo ci war a sant président. waaw suma carrière moom mooy que politique du suñu métier ñun dañoo am métier di liggéey mais yàlla dafa dégal ñu xamante ak président en 2008 wax dëgg yàlla ci jafe-jafe yi nga xam ne nekkoon na ko mu naqari ñu sotle ko ba tax loolu moo ñu ci dugal li ñu gëmoon nag ba tax ñu ko doon sotle mooy jàpp ne président de la république yaroom ak bëgg Sénégalam ak nangoo liggéeyam mën na koo may lu ne ba tey loolu lañ gis ci moom heure bu ñu ko noppee gis ci moom jàpp naa ne dootuñu ànd ak moom te foofu la ñuy yemale suñu carrière parce que nag politique du suñu métier metti na ci ñun parce que li ñuy solliciter parce que mënuñu ko pression bi bari na mais nag boo xasee as gor su xasee joxe boppam moomatul boppam te ñun ñoo engagé wu pour jàppale président pour accompagner ko ba mu àggali li mu yéene ci Sénégal yépp mu def ko. puis di woo responsable yi nga xam ne ñooy jàppale président kenn ku ci nekk xam lan mooy warteefam ak lan la war a def maa ngi dégg fii Dakar ay coow yoo xam ne c'est pas la peine mu mënoon a am parce que ay responsable yoo xam ne dëkkuñu sax Dakar ñëw Dakar di jël ay responsable yi jàmbur di leen waxloo loolu c'est pas normal mën naa ko citer ku mel ne Amadou Ba am na ko dem Parcelles di jël ay militants am di leen waxloo loolu moom c'est pas normal ku bëgg a jàppale président de la République da nga war a dem ci base bi nga dëkk nga ut nit ñi nga am nga dolli ko ci li président am mais c'est pas la peine ngay dem ci koo xam ne yaag moom yéen a bokk fu ngeen jëm nga koy jaxase ak ay nitam wala di jaxase président ak ay nitam day nuru ne yàq ngay def waaye defaroo ji li tax Cheikh Kanté jóge Fatick ñëw Parcelles rek déjà tooñkat la li am solo mooy nit ki boo bëggee jàppale président da ngay dem ci base bi nga dëkk nga jàppale fa président mais c'est pas la peine ngay ñëw ci dëkku jàmbur di jël ay nit yoo xam ne ñooy ànd ak kii di liggéey nga leen di waxloo ne leen kii wax leen ne dafa bañ président dafa bëgg remplacer président dama wax ne benn sénégalais bu bañ a remplacer seen président amul wala ku bëgg dara ku ne bëgg nga remplacer président mais nag tant que yaa ngi nekk ci logique gu di jàppale président ngir mu àggale ay mandaam kenn mënu laa jin leneen président de la république du jël lu toll ne Dakar jox ko ab noonam du jël lu toll ne ministre de finance di ko jox ab noonam am na loo xam ne ku koy wax da ngay caaxaan rek su ma sañoon nag mu def comme ni ñoom Matar Ba di def jéem a yokkal président dara dem Fatick ga mu dëkk toog fa boof fa jege askanam ngir bu ëllëgee bu kenn ku ci nekk demee fa nga dëkk moom mën a dem fa mu dëkk mais nag comprendre nañ politique moom boo demee ba ñàkk base li nga mën a def mooy dugg ci ay coow pour ñu lay dégg parce que bu ko deful dootul exister Fatick moom yàlla dogal na ne Matar nangu na ko loolu moo tax loolu mooy ab cëram te mu ngi koy def.
ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di kontaan ci seen ñëw bi merci beaucoup.